Votre nouvelle émission 15 minutes de référence. 15 minutes de référence reçoit des invités pour discuter l'essentiel de l'actualité nationale et internationale en 15 minutes. Ne vous le faites surtout pas raconter. 15 minutes de référence, c'est l'actualité par référence. baax ci bàyyi xel gi ngeen di bàyyi xel sunu programme ñi ne ci réew Sénégal notamment ñi nekk biir Afrique surtout nag ñi nekk ci diaspora bi di leen gërëm waaye itam di leen sant également kenn jëmm ku nga xamante ni kenn dootu ko présenté également ci paysage politique bu Sénégal di rek Mamadou Gueye di leader du parti kon convention citoyenne neneen ñëwoon nañ fi nag seq ak moom jotaay boobu léegi bu defee at sax ci lay yem boobu léegi nag lu ne xew na fi lu ne également jaar na fi itam ñu di ko suivre également ci scène politique bi yenn saay ba tax nag ñu ñëwaat seet siwaat ko ngir waxtaanee tolluwaay réew mi fi mu toll jamono ji su ko defee askan wi comme ci doon ku ne mën ci jëriñ mbokk yi ni muy tëddee mooy laata ñuy dugg ak moom ci laaj ak tontu yi dañu koy jox kaddu gi mu nuyoog mbokk téléspectateurs yi ba noppi su ko defee nag ñu dugg ak moom ci laaj ak tontu yi président ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen jaajëfal. di am mbégte mu yaatu ci tey ji dalalaat leen. wala yéen di nangoo dal ci seen plateau bi. di ñaan jàmm ci suñum réew. di ñaan yokkute ci suñum réew. di ñaan tamit dal. ndax soxla nañu ko ñu ngi jëm ci ay échéances yoo xamante ne si yu am solo la. ñu gis ne xëy na am na ay yëngu-yëngu. yoo xam ne yu ci ëpp malheureusement nag. nañ ko wax pouvoir bi ñoom ñoo koy. créé waaye lépp rek mën na am ci ñu dal lépp mën na am ci sérénité ñu xeex li ñu war a xeex ñoom tamit ñu défendre li ñu war a défendre ba li gën ci réew mi yàlla def ko loolu la ñuy ñaan ba ki nga xam ne moom moo gën ci réew mi yàlla indil ñu ko kooku indi jàmm indi tawféex ci réew mi indi yokkute ak naataange ci sénégalais yépp yi nekk fii ak yi nekk bitim réew. Très bien mu mel ni am na solo nuyoo bi matale na président Mamadou Gueye bu convention citoyenne neneen boobu ba léegi ñu lay suivre say objectif doon benn changé wul waaye itam combat bi doon benn léeg-léeg ñu lay dégg saa su ne ngay wax volonté bi nga amee ci wàllu changement volonté bi nga amee également ci wàllu rupture alors volonté également bi nga amee ci wàllu progrès muy mbéwetu nag président Mamadou Gueye ak parti bi mu jiitee doon ci leader ndax yooyu ma lim nii yaa ngi ci ba léegi. waaw du ñu mës a jóge ci di xeex ndax loolu. duñ ci jóge fii ak ñi ngi gis Sénégal di doxe nii muy doxe maanaam ñu diggoon ñu ay rupture diggoon ñu yaakaar diggoon ñu tamit beneen façon gouvernance ñu amoon ci yaakaar loolu nag bi ñuy jox suñu réew président Macky Sall yaakaar yooyu tey ji yëpp yàkkeeku ndax liñ ñu waxoon ci gouvernance ci kaddu chef de l'État loolu dafa am solo trop yàlla dogal muy tuxuwul benn yoon tuxuwul ñaari yoon ay fait yu bëri contredire loo xamante ni si président moom moo ko waxoon donc loolu yàq sacralité wu kaddu chef de l'État loolu nekk na loo xamante ni si lu ñu metti la ndax dañoo jàpp ne dafa am ay exemple yoo xam ne moom la ñu war a jox suñum réew dafa am ay institutions yoo xamante ni si naam mënuñu wax waxu infaillibilité ndax loolu xëy na yàlla defal ko kenn waaye war nañu saa suñu waxee li koy teggi loo xamante ni si ñëpp dañuy mën a teg seen baaraam ne lii kat moom moo tax ba loolu ñu waxoon mënuñu ñu sàmmonte ak moom te loolu cas de force majeure rek lay mën a doon malheureusement loolu la ñu gis tey jii nii liñ ñu diggoon également ci progrès social ñu diggoon ñu ko ci wàllum économie bu naat te ñu am nag possibilité wu def loolu tey jii loolu yëpp gisaguñ ci dara ñu ngi ñu waxoon déjà fi ñu commencé woon yoonu yokkute la ñu waxoon jaayoon ñu programme boobu noonu Sénégalais yi voté woon sur la base de ce programme là ñu ñëw changé ko indil ñu beneen programme ne ñu plan Sénégal émergent plan Sénégal émergent boobu également diggoon ñu ci ay dicté yoo xamante ni si amoon nañ ci yaakaar ndaxte jàppoon nañu ne mënoon na indi progrès social jàppoon nañ ni mënoon na indi progrès économique jàppoon nañ ni aussi yenn
politique yi nga xamante ne si doon nañu ko ci teg mu war a indi koom-koom bu yaatu war a mën a indi diversification suñu économie war a mën a indi aussi croissance boo xamante ne si day delluwaat Sénégalais yi loolu yëpp naax saay la gisuñu si dara croissance bi ñu ñuy wax tey jii nii li ko ŋànk daanaka ay sociétés étrangères kese la ñoom ñooy tirer croissance bi société de yenn société de services yi yeneen sociétés yi nga xamante ne dañ leen fi indi lépp suñu xaalis jox leen ko ñu ciy liggéey ñooñu ñoo porter croissance bi tey la preuve da ngay gis tey jii nii ñi ngi ñuy wax ne réew mi ngi yokku ñi ngi ñuy wax ne croissance bi mi ngi dem te chaque fois ñi ngi communiquer sax ñoom déjà naan ñi ngi yokk bourse de sécurité familiale yi kon loolu mooy wane ni pauvreté bi mi ngi gën a yaatu ndóol gi mi ngi gën a sax ci réew mi te loolu mooy suñu combat nekkul combat boo xam ne ci nit lañ ko jëmale amuñu benn problème ak président Macky Sall mais problème bi ñu am ak moom justement rek moo di ne jàpp nañu fi mu teg tànkam du foofu jàpp nañu yoon wi mu jël bu fa continuer dañuy gën di ndóol dañuy gën di am problème suñu ressources yi nga xamante ne si ñu koy wax ñu am ci yaakaar commencé nañ déjà di ko hypothéquer parce que gis nga ne def nañ fi benn emprunt eurobond yi dem lebi lu ëpp 1000 milliards te li ci gën a doy waar moom moo di ne moment bi ñuy war a commencer fay 1000 milliards yooyu day coïncider paradoxalement ak moment bi ñu war a exploiter pétrole bi te loolu dinañ ci ñëwaat mais dafa nekk ay jéego yoo xam ne buñ ko gisee muy dem dañuy jàpp ne no réew mi dafa mel ni ñu jiite ñu xamuñu li nga xamante ne si moo xew beneen aspect bi nga xamante ne si aussi lu am solo la dañu am une jeunesse boo xamante ne si jeunesse bu nangoo liggéey la jeunesse bu nangoo sonn jeunesse boo xamante ne si ñu su ëpp si ñoom formé nañu leen bu baax macha allah mais jeunesse boobu tey ji offrir lu leen benn perspective te loolu mu nekk ay aspects yoo xam ne suñ koy day gis dañuy jàpp ne ñii ñu jiite daal ay cuune lañu malheureusement tey jii nii foofu la ñu gis mu réew mi di dem te loolu neexuñu moo tax combat bi ñu koy mëne chaque fois d'accord mu doon la am solo alors ñu des ci wàllu koom da ngay faral di wax ci sa biir wax nga ne Sénégal dafa soxla modèle bu économique typiquement sénégalais alors nga jàpp ne Sénégal fu mu toll nii amagul un modèle économique non amaguñu déjà un modèle économique fiable boo xamante ni si di nga xam ne kat réew mi dañu commencé suñuy atu jéem ci dem pour créer benn société intégrée li ma jubla wax foofu mooy ñun dañu am atu moo di ne suñu superficie yi réew jege ne 200 000 kilomètres carrés yoo xam ne amu ci fenn fu nekk ay montagne ak ay cuve yoo xamante ni si dafay jafe exploiter am nañ chance fi ñu am plaine la daanaka fépp fu ci bëri encore une fois am ndox wala fi amul ndox ñu mën a fexe ba ndox mi yegg si fa donc ñun suñu première te amul benn réew boo xamante ne si dem nga fa muy développé wu ba ci réew yi nga xam ne amuñu chance bi ñu am ñun lu ci mel ne ay Japon par exemple nga xam ne seen géographie mu réew kenn xamul nu mu mel mais fexe nañ ba am benn agriculture bu performant ñun ñu am chance boobu noonu am un soleil bu ñuy tapé am des ressources hydriques loolu yëpp ñu waroon mën a fexe concevoir benn modèle de développement boo xam ne day commencer ci agriculture te agriculture dafa nekk loo xam ne dafa mën a yaatu parce que dafa mën a xëcc li ñuy wax le secteur secondaire maanaam créer ay industrie de transformation yi li tax liñ jóge ci mbay mi ñu mën ko transformer mën ko jaayaat ci réew mi mën a créer aussi ay services parce que loolu yëpp dafay laajaat après pour yaatal ko mu génn réew mi dem ci yeneen ak yeneen wala sax pour entreprise yooyu mën a fonctionner mën di am ay jokkalante ak yeneen entreprise loolu mën a créer d'autres services yu mën a xëcc suñu développement am réew malheureusement loolu ba tey gisuñu ko soo seetloo mbay mi campagne arachidière lañ ñuy wax campagne bi bu jeexee ñuy xaaraat beneen campagne bi buy jeex le lendemain boo dégloo conseil des ministres ñu naan la ñu ngi waajaat campagne bi yegsi donc ça veut dire que ñun dañu jël suñu lépp ci wàllu mbay mi focaliser ko ci campagne arachidière bi te sax campagne bi du baax far ba tey jii may wax ak yow nawet bi bët sebbi na taw na fépp daanaka ci Sénégal te ba tey jii ni baykat yi jotaguñu seeni semence ñenn ñi la ñu bayoon mi ngi ci seen loxo ba tey kon xam nga ni loolu lajj la boo xam ne lajj bu rëy la te jàpp nañ ni loolu nekkul fii yoon wi nga xam ne moom mooy jëmale réew mi kan d'accord mu mel ni su ma la déggee kon dafa mel ni loolu lépp nga wax mënees na koo saafara ci su bu fekkee sunu woy politique yi am nañu volonté boobu alors ngay faral di wax également que ne Sénégal kon su boobaa war na soxla nag un courant politique purement sénégalais bu nga xam te ni li koy ëmb léegi-léegi nga koy lim muy ay jom fulla fit fayda ak yu mel noonu alors loolu est-ce que mën nga ci dikkaat dafa am solo bu baax a baax maanaam ñu mën a choisir un modèle social xam nga ñun bokk na ci suñuy jafe-jafe moo di ne bi ñu amee indépendance ak léegi dañuy inspiré wu toujours rek ci ay modèles occidentaux ñi ñu fi jiite woon ñu fi njëkkoon ne ay socialiste lañu yàgg fi lool
jóge fi ñi fi ñëw ne ay libéraux lañu. góorgóorlu la ñu mën. ñeneen ñi ñëw nekk ci continuité boobu noonu. mais jàpp naa ne. c'est-à-dire que pour nga am un modèle. da ngay war a partir yow de tes propres qualités. mais ni système bi ñuy dund boobu léegi ci wàllu politique kon moo fi des ba léegi. moo fi des. c'est-à-dire que variante yi mooy changer rek. mais benn système bi la nit ñi ñooy changer de temps à autre. mais soo seetloo sax ñenn ñi sax bu ñu ñëwee dañuy jël la ëppoon fële solo. ñu dugalaat ko ci seen biir. kon ba tey amagul rupture bi ñu ñuy wax. rupture yooyu nag pour mu am il faut que ñu nangoo ne. dañu war a inventer suñu propre modèle de développement. mënuñu sukkandiku ci li nga xam ne mi ngi dox Amérique. wala mi ngi dox Angleterre wala mi ngi dox France ñu jàpp ne loolu day doxal Sénégal. Sénégal dafa am particularité ñu war ko nangu. war a nangu suñu identité. daal di suqaliku nag ci suñu valeurs yooyu noonu ak suñu identité boobu. pour mën a créer suñu propre modèle de développement. en fait quand suñuy cité valeurs yooyu ñuy wax. du rek ne dañ koy wax nii pour. maanaam voilà déedéet du ay slogan lu mën a am contenu la. absolument parce que bu fekkente ne defar nga nit ñi. defar société bi dafay yomb. mais bu fekkente ne nit ñi li doon nekk ci ñoom ci ay valeurs. maanaam sàggan nañu ba loolu rocceeku. defar société dafay jafe. parce que kenn ku nekk day jàpp ne maanaam valeurs yi essentielles yi tax société dem. lu ci mel ni valeur travail. dañuy dem ba gëmloo nit ñi ne xaalis kenn dootu ko liggéey dañ koy lijjanti. su boobaa te loolu fi mu déparé ci ay valeur la. maanaam ci modèle sociétal bi ñu proposé. ci yooyu la déparé ba nit ñi dem ba intégré ni mais pour nga réussir ci àdduna. da nga war di lijjanti da nga war di dóor da nga war di def leneen. termes yooyu sax la ñuy utiliser léegi. alors que dañu leen war a jàngal ni. maanaam am jom. am ngor. am fulla am fayda. tegu ci yoonu liggéey loolu mooy maye réussite sociale. loolu mooy maye aussi réussite sociétale maanaam société bi yëpp mën cee gis seen bopp ba réew mi soqali ko jëm ci kanam. d'accord mu doon lu am solo alors depuis 1960 ba jon yàlla tey même système bi la politique yi ku ci ñëw di nga àndaale say diggé ak say slogan waaye boobu léegi gis nañu ne France daal di xëddem dara soppeekuwul alors nga jàpp ni kon waruñoo changer Sénégal jotul mu am de vrais hommes d'état yu nga xamante ni capable quand même ci li Sénégalais yi di dund muy rupture yooyu ñu mën koy prôner porter ko haut la main. gis nga li nga wax dafa am solo trop. parce que société. ñaari yoon rek la mën a opérer ay rupture. benn bi moom moo di ne la société elle-même. dem ba consciente ne fi ñu teg seen tànk du foofu. wala nii société bi di doxee. gënalu leen. ñu révolté wu. créer li ñuy wax révolution. am na fi ci ay dëkk. bien sûr am na fi jot na fi am France. ñu daal di rey roi bi et cetera. daal di changer modèle société changer système. wa ilaa mu am ay dirigeants yoo xamante ni si. xam nañ bu baax fi ñu jëme seenum réew. ñu xaar seen tànk tubéy ci ne. lu mu jar dina leen ko jaral. waaye réew mi dina soppeeku. am na ay réew yoo xamante ni si réussir nañ mutation yooyu. réew bu ci mel ne bu ñëpp di cité léegi. Rwanda li nga koy cité dafa bari. parce que dafa nekk modèle bu ma impressionné. parce que xam nga li tax. Rwanda amuñu ñun li ñu am. amuñu population bi ñu am. amuñu superficie bi ñu am. amuñu géej amuñu ubbeeku bi ñu am ñun. ci àdduna. bien sûr. amuñu sax maanaam ay ressources naturelles yi nga xamante ne ñun moom la ñu am. et pourtant ils ont réussi. à créer benn modèle de société boo xam ne ñu ngi koy citer fépp en exemple. parce que simplement dañu am njiit boo xamante ne si ñëpp xam nañ ne. kii réew mi rek a ko ñor. bu ko defee ñi nekk ci réew ma. xam ne kii dafa tegu ci yoon ba noppi. fas yéene keneen ku wàcc yoon mu teg la ci yoon. ñëpp dañuy xal di tegu ci yoon. ñun nag malheureusement suñuy njiit buñ ñu waxee mu deñ. suñu diggee dara duñ ko def. suñu gisee dara liñ ciy jéem a fexe mooy nan lañ ciy tirer benn profit politique. ba fee yi gën a banal. ay dëj sax buñ ci demee. dañuy sax déconcentré wu ci li leen fa indi. fexe transformer ko benn affaire politique. or société buy war a progresser warul defee noonu. njiit yi ñoom ñoo war a war ne déjà la bon exemple. en tout cas comme li ma la waxee ñaari yoon la en tout cas ñun yoon bi nga xam ne jàpp naa ne moom moo mën a tax. Sénégal émerger. mooy njiit yi. ñu soppi leen te njiit yooyu noonu xam ni leen yëkkati xam ni réew mi da leen a fal. duñ ay buur. ay dak lañu. quand même réew mi leen yónni. jox leen nag jumtuwaay yi tax ñu mën leen a liggéeyal. bu ko defee bu ñu amee conscience boobu noonu. dootuñu nguuru. dañuy xam ne liggéey moo leen fi def. bu dee benn mandat la bu dee ñaari mandat la ñu liggéey ko ba mu jeex. ñu dem keneen ñëw. loolu lu am solo la nga jàppoon ne réew mi wala bokk sénégalais yi ñi ma ko sañ a wax amuñu problème mu maanaam jafe-jafe wu fal nit. fal nit gi nga xamante ni nii daanaka daal buñ ko falee rek ba noppi dinañ xam ne Sénégal nag fal na ko nga xamante ni nii am nañ ci moom yaakaar Sénégal élection léeg-léeg bu ñu falul ci mer fal nañu ci yaafi sës yu mel noonu ngay faral di wax ni war nañu am également ay dirigeants yu nga xamante ni nii au-dessus de tout soupçon
loolu foofu naam fa la ñuy tàmbale mais est-ce que tey jotul wax ak askan wi quand même ci modèlu autorité yi ñuy tànnal di ko teg ci bopp réew. non foofu li ma fay sas sama bopp di ko sas waa réew mi yëpp. mooy ñu xippi suñuy bët. te ubbi suñuy nopp tey déglu. képp koo xam ne mi ngi ñëw di dagaan suñu baat pour élection bu mu mënti doon. nañu déglu ba xam moom lan la ñu andil. tout à fait. fan la jëmi réew mi. fan la fekk réew mi. ak yan yoon la jàpp ne foofu la war a jaar pour ñu yegg fa ñu jëm. malheureusement. dañuy fal nit te du am benn programme. à tous les niveaux. bu ñëwee après ko daal dem fay ay nit lu cher. en général sax bitim réew lay dem. ñu concocté ko benn plan comme ñun li ñu dal ci plan Sénégal émergent. or am nañu ay techniciens yoo xamante ni si ay kàngam. yoo xam ne mënoon nañu ñu defaral. plan bu gën plan boobu noonu. te day méngoo ak suñu réalité réew. beneen bi. lam ca mën a def mu def ko ca la ca des mu def ko yëfu politique rek. ba mandaam jeex mu daal demaat jéem a defaat ay pexe daal. pour faluwaat. donc réew bi jot na. pour ñuy déglu way politique yi. di leen laaj seeni programme di saytu programme yooyu noonu. di xool ndax programme yi ñuy propose aussi mën na nekk. parce que tamit yomb na trop. nga jógee fële rek ñëw ni wëy soo leen ma falee dinaa jël apprenti yi ma jox leen 100 000. chauffeur yi dinaa leen jox 200 000. maire yi jaay caaf dinaa leen jox 60 000. xaalis boobu fan lay jógee. donc programme dafa war a sérieux. dafa war a nekk loo xam ne di nga ñu wax ressource réew mi déjà lan la. ak lan fan la ñu war a appuyer fan la ñu war a teg curseur bi. pour ressources yooyu noonu ñu exploiter ko tant et si bien que Sénégal yëpp mën ci jëriñu. et loolu aussi du yokku saa su ne. te loolu nag programme moom moo koy indi. aussi nga mën ñu wax éducation lan nga ci nar. quand même santé bi nan nga ko war a mën a révolutionner secteur bu nekk nga wax ñu lan nga ca xalaat. ak nan nga war a mën a fexe ba secteur boobu noonu suqali ko. malheureusement. suñuy way politique. xasante ngaññante waxante lu ñaaw askan wi tamit. malheureusement topp leen ci loolu ba sax duñ déglu ñi nga xamante ni si xëy na dëgg-dëgg ñooñu am nañu ay programme yu mën a tax réew mi suqaliku. tout à fait loolu daal vraiment maa ngi koy sax sama bopp. tout à fait alors ñu mel ni yow également nga xamante ni souvent dañuy gindi askan wi ci question yu bari léeg-léeg itam dañ leen di yaakaar ci côté boobu ci yenn ci ay question bu jugee ñu des ci wàllu koom ba léegi surtout suñu ressources yi ngay tàmm di wax saa su ne ressources yi nga xamante ni suñu borom baaxee nañu ñu amee ko muy pétrole beeg gaz bi alors ñu ngi dégg nii rek parce que su ma toogee dama fi toogal sénégalais lambda bi mën naa comprendre waaye ñoom mën nañu bañ a comprendre dañuy dégg ay pétrole gaz am na lii la ñu ci am ak yu mel ni mais comprendre ci dara. woote réunion fële génn fii dugg fii mais man boo doon def sondage ci sénégalais xamuñu mbirum pétrole bi naka la demee. xamuñu contrat naka lañ koy tëggee naka lañ koy demee alors yow pétrole beeg gaz bi ni ñu ko gestion bi ni ñu ko gérer nii jusqu'à maintenant ak woote beeg opposition bi demul ak yu mel noonu lu mel noonu yëpp ñu gis di ko dund Sénégalais yi di ko dund ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi ma ci njëkk am. moo di ne ñaawlu naa trop. ni ñu doxalee ci li ñu tuddee woon dialogue. sur le pétrole et le gaz. concertation nationale. ndaxte li tax ñu ñaawlu ko moo di ne ñun convention citoyenne neneen dañu ne bu ñu wootee dialogue. dañuy dem teew. ndax fu ñuy waxtaanee lu ñor réew mi duñ ko boycotté. dañuy dem dëglu. suñ fa waxee loo xam ne jàpp nañu lii jaaduwul ñu ne ñun d'accord ñu. ba ñëpp dégguñu. bi ñu wootee concertation nationale. ba ca veille ba ñun jotuñu invitation. ñu woote fu ne woote ministère de l'intérieur woote fépp foo xam ne xam nañ fa ne daal war na mën a ne. bu dee am nañ invitation ñu jot ci. ñu gisuñu invitation. ñu ne du ñu tere comme ci réew mi la ñu bokk nañ jël suñu récépissé parti dem. ndax concertation nationale la ñu wax. parti politique yi kon kenn du leen ci exclure. surtout parti de l'opposition. ñu dem ñu ne ñu déet yéen sëñ bi comme daal nangam ak nangam ñun joxu leen invitation doo leen dugg. ah bon ah ba oui ñu leen mais xanaa woote wu leen concertation nationale. wala ñun dañoo bokk ci nation boobu noonu ngeen di wax. absolument ñu ne non sur invitation la donc daal ci gàttal. woo nañ ñi nga xam ne dinañ fa wax ñoom li ñu bëgg a dégg. te it bu ñu waxee ñoom li ñu bëgg a wax ñooñu dina leen tàccu. opposition bi ñoo yey ñoom itam boycotté man du ma d'accord mukk ci boycott. mais damaa jàpp ne. loolu ñoom jox nañ leen raison. oui quand même jox nañ leen raison. mais terewul li doon gën mooy opposition bi yëpp demoon. oui bu ñu leen di dugg nag ñu wax sénégalais yi ne leen ñii dañuy nax. dañ ne concertation nationale waaye du concertation nationale mais man mën naa ko wax sénégalais parce que man dem na. dem nga waaw. donc beneen bi moom moo di ne. balaa nga booy woote concertation. da nga waroon a woote concertation sa njëlbéen. mais yow nga jël contrat daanaka yëpp bloc yëpp signé contrat yi. dans l'opacité la plus totale kenn xamul loo ci def. nga soog a woote dialogue.
bi nga wootee dialogue aussi yow la nga fa wax mooy rek li nga xam ne jàpp nga ni loolu mooy kii nanguwuloo déglu ñeneen ñi seen xalaat waroo lan la pétrole bi ak gaz bi dafa nekk ay ressources yoo xamante ne si nekkul ay ressources yoo xam ne day dem ad vitam aeternam maanaam dafay nekk li ñuy wax ay ressources yoo xam ne day tarir ay ressources tarissables kon gestion bi dafa war a nekk gestion bu wóor boo xam ne ci diggante boobu noonu ñu ciy am pétrole ak gaz ñenn ñi xayma nañu ci fanweeri at yii di ñëw li nga xamante ne si moom lañ ciy war a jëlee te boo ko seetloo mën naa ni sax yaakaar yi ci placé loo Sénégalais yëpp xëy na yaakaar yi mënu cee am lu dul ne ñu exploité ko de sorte que duñ yem ci pétrole bi ak gaz bi pétrole bi ak gaz bi mën a law xëcc ci yeneen secteur lu ci mel ni agriculture boobu ma tudd sànq tey ci agriculture bi pour ñu yegg ci yenn niveau yi pour mu mën a créer waat yeneen effet induit maanaam créer benn industrie bu taxaw mën a créer aussi ay services yu ci lalu loolu dafa laaj ay investissement maanaam ñu mën a créer relever le défi de l'eau parce que c'est très important absolument su loolu nag ressources yi jóge ci pétrole bi dañu waroon mën a fexe ba loolu mën cee am mu mën a tirer yeneen secteur mën leen a ñu mën a diversifier suñu économie parce que seen chance bi Sénégal am moo di ne bi muy am pétrole dafa fekk ay réew yu bëri ci Afrique am pétrole ba noppi te réew yooyu génnuñu ci donc loolu ay contre exemple la ñu war ci bàyyi xel ci lan la Nigéria def ba pétrole bi mënu ci jariñu ñun ñu bañ koo def lan la Congo def ba pétrole la mënut a jariñ congolais yi ñun ñu bañ koo def lan la sud-africains yi def ba seen pétrole ak as néew mën ci jariñ sud-africains yi ñu mën a inspiré wu foofu alors justement sénégalais yu bëri dañu jàpp ne fa lañ jëm parce que zircon baa ngi nii mënuñu ci profito or bi Sabodala Kédougou la fay am ci ressource tey ji naturel sénégalais mënu ci bénéficier ba léegi est-ce que tey pétrole bi ñëw du ñëw rek yokk ci xar bi karaw pétrole bi yàlla mën naa tudd bu ñu amee ay gouvernants yoo xamante ne sii kat am nañu conscience bu baax ne réew mi rek leen war a ñor et que yi lënt yi ñuy wax ci contrat yi xëy na ñun mënuñu cee sori ndaxte loolu mënuñu am accès ci yenn documents yi pour mën ko authentifier pour mën a wax ni kat nii la demee waaye li ñu ciy wax te boobu léegi indiwuñu ci ay leeral bu ñu fexee ba loolu ñu dindi ko parce que tamit ay contrat bu fekkente ne dañ ko signé ci loo xam ne dafay violer manifestement intérêt wu réew ma loolu mën nañu dénoncer contrat yooyu kon suba suñu falee keneen su dee contrat yooyu noonu dañ ci def loo xam ne dafay manifestement violer les intérêts du Sénégal dañ koy dénoncer mën a signé waat yeneen contrat naan sax mën nañ ko signé waat ak ñoom mais mën ko def ba nga xamante ni si liy jóge ci pétrole bi la ci ëpp dina delluwaat ci réew mi ñu mën a maintenant nag créer benn chaîne de valeur boo xam ne à tous les niveaux sénégalais yi dinañ fa nekk parce que li may wax Pape moom moo di ne tey ji li ñu war a fexe mooy former suñu doom yi ba suba suñuy exploiter pétrole bi parce que loolu suba rek la du ginnaaw suba suñ koy exploiter ñu bañ a nekk ca ginnaaw bañ a rek yor métier yi nga xamante ne si mooy métier yi ci gën a néew nekk aussi métier yi ci gën a néew la muy fay quand même malheureusement yu ci bëri Afrique Sénégal gii dafa mel ni muccaguñu ci loolu ñu ngi wax malédiction justement pétrole président nee na bëggul ñuy wax loolu parce que pour man mën na bañ a nekk malédiction parce que c'est une chance quand même pétrole Arabie Saoudite bi ñuy wax golfe bi sax de façon générale ay 40 ans 50 ans ci ginnaaw ay pays pauvres la ñu woon pétrole bi daanaka moom moo leen suqali ba tey ji ñu boole leen ci pays yi nga xam ne seen PIB ëpp na ci àdduna bi donc pétrole mën na nekk une chance pour un pays et c'est une chance maintenant nag li tax mu nekk malédiction mooy ña koy yore nan lañ ko yore tey jii nii wax cité naa la fi ay dëkk yu ci bëri indi na ay jafe-jafe yu bëri ci population bi indi na ay jafe-jafe yu bëri ci seen koom parce que dañuy jël lépp rek daal dina pétrole bi ba fàtte yeneen secteurs yi d'accord nga xam ne bu pétrole bi bari bi wàccee rek économie bi am na problème tout à fait donc ñun li ñu war a fexe mooy fexe ba pétrole bi bu ñëwee ressources yi fiy génne ñu mën ci dynamiser yeneen secteur d'activité yi ba nga xam ne bu pétrole bi wàññeekoo wala cours bi wàcc ñun du affecté dara suñu économie suñu économie day continuer di performer macha allah mu doon pàcc bu ñu jagleel wàllu koom-koom ci émission bi mu mel ni waxtaan bi jeexul waaye waxtu bi ñu cërale woon mat na plaisir la ci ñun à chaque fois di toog ak yow parce que nag ñu ngi lay suivre boo ko xamee boo ko xamul geste boo yëkkati def rek ñu ngi koy bàyyi xel ñu ngi koy gis ñu ngi koy suivre également te ñu ngi noté alors lu ñu ci gën a neex également mooy sa disponibilité di la wax ne réussite politique yu bari li leen koy may surtout bokk na ci wàllu disponible nga disposer vraiment yow itam saa yu ñu la soxlaa
vraiment am la ci plateau te yaakaar naa ni askan wi itam loolu la ñu soxla am nañ ci mbégte bu baax a baax di gërëm à travers loolu ki nga xam te moom nga dénk sa wàllu communication muy Adama duñu dañ di ko remercier. alors président da ngay joxe rek sa kàddu tàggatoo bu dul teqaliko nga joxe appel bu mujj su ko defee ñu yëkkati jotaay bi ba beneen. waaw xanaa di amaat mbégte bu baax. kon nag ñi ngi leen di delloo ñaax. pour ngeen yokkaat seen jom. yokkaat seen fit te yokkaat seen ngëm-ngëm ci ne. réew mi ci kanam rek la mën a dem. ndax ci yéen la wekku. te yéen ñi kat koo leen puus dina dem. kon yokku leen seen xam-xam yokku leen seen xarañte. yokku leen seen engagement. te xam ne ak ñun ak yéen. ca kaw ca kanam jërëjëf. mu doon message bu fort message bu am solo tukkee ci kon leaderu parti convention citoyenne neneen di Mamadou Gueye ñu di ko gërëm encore une fois ci may gi ñu may ñu toogaat ak moom jotaay incha allah te ñaan nañu mu bañ a doon suñu jotaay bu mujj ak moom. Votre nouvelle émission 15 minutes de référence. 15 minutes de référence reçoit des invités pour discuter l'essentiel de l'actualité nationale et internationale en 15 minutes. Ne vous le faites surtout pas raconter. 15 minutes de référence, c'est l'actualité par référence.